أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di dikkaat ak yéen ci seen beneen sant Serigne Touba tey nag ñu jagleel ko Pape Bouba Diallo. bu ñu waxee turam rek di ngeen xam ne alkaati boobu ñu rajee ci police bi moo tax ñuy wax. ginnaaw bu ñu dégloo affaire yi ba jàngat élément yëpp am na suñu xel lum ñu jox moom la ñu bëgg a partage ak yéen objectivement. li ci njëkk a attiré suma attention mooy ni ci taalibe murid yi taxawee dañoo gën a dëggal gën a affirmer seenu ànd ci dëggu gi mu dëggu ci ànd ak Cheikhul Khadim. loolu dafay wane ni li sëriñ bi waxoon ni dëgg-dëgg murid noonu la war a mel ñoom loolu la ñu wane te mu ci benn élément rek bu di asidixu fi mahabbati cheikhi dëggu gi nga xam ne war nga koo dëggu ci ni ngay bëggee sa sëriñ te ak bëgg dafa ànd ak jëf. boo bëggee mbir walla nit danga koy wane ci ay gestes te murit yi chaque fois noonu la ñuy doxalee seen digganteeg Cheikhul Khadim. xam nañ ni moo leen waxoon ne leen adxiltu nafsi wa jamia ahli fi jaybi afdalil wara. xam nañ ni moo leen waxoon ne leen kullu muridin bi yaluzu yasadu wa innahu min al aza mubaadu. xam nañ ni moo leen waxoon ne leen qulubu jumlati lazina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu. kon ñoom loolu leen sëriñ bi wax te muy dëgg ci moom te mu wane ko firndeel ko ñoom itam toujours ñi ngi ko koy delloo wane nañ ko ci mbirum Pape Bouba Diallo. Pape Bouba ñoom xamuñu ko mais xam nañ ni seen mbokkum taalibe la, xam nañ ni murid la ndax taalibe Cheikh Ahmadou Kara la. li tax police radié ko maîtriser wu ma ko niñ ko justifié daal mooy nee nañu dafa abandonné postam moom contraire bi la wax. am na ñu ne li mu sukk dafa nërmeel institution moo tax gars yi daaneel ko. am na ñuy wax sax ay waxu république te xamuñu sax lan mooy république dëgg-dëgg lu muy signifier. mais Cheikhul Khadim dafa nekk koo xam ne dafa doon boroom njariñ lu àndut ak lor moo tax soo àndeek moom am na yu bari yoo xam ni du ma ni danga koy néewal waaye sax maanaam danga koy xaw a fàtte léeg-léeg mu di wàllu koom-koom mu di am walla ay matériel li lay gën a yitteel rek mooy sëriñ bi rek yow moom ngay jublu. et ça c'est très important. loolu mooy objectivité par rapport ak li nga xam ne moom nga gëm par rapport ak li nga xam ne moom mooy dëgg. te niñ ci taxawee mooy exemple bi ma la ciy jox bu terre à terre rek mooy boo gisoon immeuble bu daanu maara day taali li ngay njëkk a xalaat du doon ñëw naan lan moo ko daaneel lu tax mu daanu niñ ko tabaxee nangam li ngay njëkk a def mooy jéem a génne ñu nekk ci biir ba pare secourir leen. loolu mooy njëkk a doon sa réaction nga soog a lijjanti lu ko daaneel. ñoom noonu lañ doxalee. am na ñu ko tuddee fanatisme d'accord ba tey y a pas de souci mais nag fanatisme boo xam ni bi mu tàmbalee ba léegi dafay avancer mais delluwul ginnaaw te chaque jour ngeen gis ni que mbooloo mi ngi gën a dolleeku nit ñi di gën a gëm Cheikhul Khadim. kon xam nga ni loolu dëgg la bu du woon dëgg ba tey kon naax saay na. dafa am yu bari yoo xam ne yàlla da koy dogal jaarale ko ci ay mbindeefam. yonent yàlla Muusaa yonent la woon alayhi salaam. yàlla suñu borom boole na ko ak xudar wan ko ay kéemaan yoo xam ne nekkul ci yonent yàlla bi te yàlla moo ne kooku ñoo ko xamal xam-xam bu jógee ci ñun yàlla. mu ànd ak yonent yàlla Muusaa mu koy wan andi ay kéemaan yoo xam ne loolu moom jaaxal na ko te Muusaa yonent yàlla alayhi salaam. konte nag lu yàlla may Cheikhul Khadim
te chaque jour nit ñi di ci teg seen bët mënuñu koo nangu, man loolu moo ma jaaxal ba léegi. fa'aalun lima yurid innahu ala kulli shay'in qadir lii loolu yëpp mi ngi si alxuraanul karim dégg ngeen ko te yàlla moo ko waxal boppam. maay def lu ma neex te lépp laa mën, lépp laa xam, lépp laay gis, omniscient, omniprésent, ah voilà. donc yooyu yëpp suñu borom am ko te doyewu ko dara di ko maye. Sëriñ Tuubaa nag ñi gu nit ñi toppee nii wax dëgg yàlla loolu moom ku ko bañ de man yaakaar naa ni di nga sonn de. li mu waxoon ne quluubu man lam yuhibbuuni ala wajalin wala yulaaquuna maa raamoo wala al baaba, yaakaar naa ni loolu moom dina la dal. am na nag lu am solo loo xam ne bëgg naa ñu bàyyi ko xel, moom mooy suñu politiciens yi nga xam ne régime bu fi mës a nekk fii ci Sénégal te jamonoy Senghor ba ci président Macky Sall, kenn ku ci ne am nga relation ak Touba, relation yu jege, mu nekk ay rapport yoo xamee ni que lu munta ñàkk la ci mim réew, ndax moo waral réew mi am stabilité. Touba laay wax parce que Touba moom laa maîtriser. li tax réew mi am stabilité jamonoy Senghor, Sëñ Fàllu Mbàkke ak Senghor biñ ko laajee tubaab bi laaj ko ni ko lu tax kilifa gu mel ni yow nga xam ne daanaka yaa jiitee musulman yi nekk ci Afrique, jiite une grande communauté mu di mouridisme, tabax jumaa ju day nii ba pare naan da ngay jàppale Senghor. li leen sëñ Fall wax daf leen ni man xooluma ndax Senghor catholique la wala musulman la. li ma ci xam daal mooy xam naa ne ci jamono jooj ñu toll woon noonu moo gënoon a apte, moo gënoon a capable pour diriger Sénégal. ba pare nag ne leen la religion ne se mêle pas à la politique. waaye ci jamono jooj ñu toll woon noonu xam na ni moom l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus de toute considération. ñi nga xam ne nag ñoo fi succédé Senghor mu di Abdou Diouf, xam ngeen rapport bi mu amoon ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. bi fi Abdou Diouf jógee Abdoulaye Wade gis ngeen ko relation bi mu amoon ak Cheikh Salihou Mbacké. président Macky Sall gis ngeen ko rapport yi mu am ak Cheikh Mountakha Mbacké ak Cheikh Sidil Mukhtar radiyallahu anhu. alors loolu nag dafa nekk ay relation yoo xam ne mënut a ñàkk parce que moo tax réew mu am stabilité. encore une fois faaw nit ñi ñu bàyyi xel ci loolu. Afrique fépp fu ngeen ci dem chaque jour ngeen dégg ni barab sangam am na attentat, terrorisme mi ngi fa, te ñu ngi nii ay pays limitrophes lañu, jege ñu lool. am ay réew yoo xam ne guerre civile mi ngi fay am ñoo xam ne ay mbirum ethnie, maanaam bot di compte ci biiru xeet, kii nangam la kii nangam la, moo tax ñuy jote. loolu moo leen indil ay jafe-jafe bu ñoo déggoo. fii nag yàlla dimbali nañu loolu amu fi. loolu li ñu suñu tarixa yi ñu fi am nii ak nit ñi ni ñu gëmee suñu sëriñ yooyu ak ñaan yu rëy yi ñu fi ñaan, loolu tax suñu borom dañu rus ci loolu ba léegi nii, te loolu lu dëggu la. alors policier nag boo xam ne dañ koo radier, qu'il soit mouride, tijaan ou autre, ay bokkam jàppale ko, loolu man gisuma ci dara lu ci nekk wax dëgg yàlla. lu may rafetlu la macha allah. te xam nga solidarité dafa baax. wane nañu encore une fois ne Cheikhul Khadim moo leen gën a lépp, te lu ñuy jëf lu nekk Sëñ Tuubaa moo tax ñu koy jëf. sëriñ bi nag dafa jëf lu tax ñu war a am taxawaay boobu ci moom, parce que dafa jaxewoon bakkenam pour ñun, dafa jaxewoon bakkenam pour ay réewam. bi ko nit ñi jiiñee, bi ko colon yi jiiñee ni ko da ngaa bëgg a guerre, da ngay dajal ay armes buy guerre, daf leen nii c'est vrai damay guerre mais je fais la guerre autrement. inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa, je fais la guerre par la science et la crainte révérentielle en Dieu. donc foofu loolu nag noonu nag la doxee ba ñu noppi koo gis, te loolu di wéy ba léegi. foofu mu tegoon nag ak njabootam, teg fi murid yi, ci loolu rek la ñu nekk. sababu xaybati an allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi. alamani rahmanu fi safina bi annani xadimu zil madina. dafa jël engagement def lu yéeme loo xam ni kenn sañu ko woon a def.
mu xam ni bu seetaanee lambaay dina ñaaw mu joxe boppam. toujours ma répéter leen ko, toujours ma fàttali leen ko. mu mel ni nag am na ñoo xam ne loolu teniruñ ci compte wala bëgg nañu créer yeneen mbir pour fàttaloo nit ñi